le Rufisquois ñëpp jàpp ni site internet boobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew. El Hadj Fall kon boo nu wootee dañuy ñëw ya sunu Papa Salam. jël nga lamb doo perdal woon na El Hadj Fall su may bët yow laay àndal. nga lamb doo perdal woon na El Hadj Fall su may bët yow laay àndal. asalaamaaleykum mbooloo mi kontaan naa trop maa ngi leen di sant bu baax si mobilisation bi El Hadj suñu ba léegi ñu ngi fi toog di la xaar wax dëgg sa yàlla ñëpp bëggoon nañ la gis nga dama dem sax jëli la pour nga mën a ñëw mais ñu ngi lay remercier bu baax kontaan nañu sa teewaay di wax ni ñoom ñëpp a ñu ngi sa ginnaaw ngeen dal ak jàmm bismillah ñu commencé. asalaamaaleykum rek nuyoo waat du tax a bari wax waa Khady Diouf mii daf maa yónni nee na mi ngi sant groupement bii nga xam ne ñooy booloo ànd liggéey ci dëgg ak jom ci fula ak ngor nee na amul seen fay lu mu woote yéen a ngi ci lu mu wax yéen a ngi ci mi ngi leen di sant di leen gërëm wax ji nag lu ci ñàkk fayda baa mu néew ci man mii la waaye Khady matale na lépp waaw mi ngi leen di sant di leen gërëm suba ba léegi nag Khady 3 heures la ñu woowoon 3 heures ba léegi ñun sax añuñu toog fii di xaar rek El Hadj ndax say qualité li ñu dégg ci yow suba ba tey baa yi yëpp daa feesoon mais nit ñi dañoo defari reer looloo tax fekkoo fi genn wàll waaw léegi ci biir loolu nag man may présenté sama groupe man Ndeye Samb Cité Tapo géwalu xale yi lii bëgg leen ñu bëgg ma ci sama xol. waaw ñu teg ci ki nga xamante ne aussi mooy Baye Fallou président Macky Sall muñ koy wax Demba Diallo mu nekk koo xamante ne aussi taxawaay bi nga xamante ne moom la notre doyen Abdou Salam Gueye am si président Macky Sall moom taxawaay bu ñu toll la ci am parce que lépp loo war rek mu ne man noo man bëgguma dara li ma bëgg daal mooy nekk toujours Baye Fallou Macky Sall kon tàccul leen ma l'honorable Demba Diallo tàccul leen ma Demba Diallo waaw yàlla yokk jom jeeg kàttan bi. merci Didier jërëjëf. waaw ñu dellu ci li nga xamante ne mooy présentation bi di ñëw ci nga xamante ne mooy la dame de camarade Abou Diop responsable de Darou Rahman. kon mooy Abou Diop responsable de Darou Rahman. voilà pour continuer aussi délégation bi ñu ko composé mooy ñi nga xamante ne qui travaille avec Demba Diallo au niveau li nga xamante ne mooy sa permanence am. Il y a notre cher frère Seydou qui est là. Jean, et aussi il y a notre frère Ousseynou Faye qui est là. Il y a aussi toute la délégation bi nga xamante ne ñoom lañu àndal parce que ku lim juum ñii ñëpp c'est des très grands responsables yoo xamante ne foo gis Demba Diallo gis leen seen wet ñu ñëw nag ci ki nga xamante ne mooy ki waral bis bi parce que dama koy mujjee parce que moom moo waral dalal gan yi muy ki nga xamante ne mooy El Hadji Fall. El Hadji Fall tamit ñëpp xam nañ engagement am ak détermination sur le président Macky Sall. parce que
accompagné par son ami, son frère Malik. On peut dire que c'est l'ombre de El Hadji Fall. Moi, je suis El Hadji Fall. Parce que, ne plus El Hadji Sumbu, moi, Malik. Moi, je me suis depuis longtemps. Je suis El Hadji. Mais chaque jour, moi, je suis ah bépp femme bu ñëw toog fii jigéen bu teew fii yéen ñi ngay xam ne président Macky Sall yéen la wóolu président Macky Sall ci yéen la yaakaar parce que xam na ne yéen amu leen demi-mesure parce que bu leen tasee ba engagé wu ci dara rek maanaam dem ba gis li nga xamante ne moo leen fii naqari mooy tax ngeen génn ci mais amu leen benn caaxaan ñu leen di remercier bu baax. Sans plus tarder. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voici le Sénélec. Madame Diouf. Ah, man de kontaan naa ci li mu ñëw fi ci yéen. Gis naa seen mobilisation. Gis naa seen engagement. waaye nag mobiliser ngeen wane ngeen seen bopp ngir ku ko jar. El Hadji Fall mi nga xam ne moo ñu fi indi tey jar na ko xale la sànq dafa am ku doon présenté ne honorable Abdou Salam Gueye ñëw na ci invitation wu rakam ci invitation wu jarbaatam mais dama naan ñëw naa ci sama invitation wu doom El Hadji Fall doom la d'abord ci man avant muy nekk leneen. Madame Diouf nuyoo bi dama koy teg ci sa loxo yow bi nga xam ne yaa jiite mbootaay yëkkatiwaat nuyoo teg ci loxo chef de quartier bi mu jottali ñu ko imam jottali ñu ko aussi notable yi nga xam ne ñoo nekk fii ci cité Sénélec. ah yéenay takko kon Sénélec mooy ban mais man ki ma laaj léegi chef de quartier bi daf na ma fii cité Sénélec la kan la anam takko. Ah, c'est le délégué de quartier de Sénélec, et puis c'était Tako. Donc je rectifie, c'était Tako. Li tax nag tey ma dagg sama programme yëpp ànd ak ñi ma àndal ñu ñëw fekk ci El Hadji. D'abord c'est parce que El Hadji est un homme de développement. Kii du ma ko considérer comme un politicien dans le sens classique du terme. Homme de développement mooy koo xam ne bëgg na képp ku muy àndal. bu déwénee nga sentir ne yow avancé nga ci fa nga jëm moo tax lu mu moo woo danaa ko wis nee naa ko bu ma sañoon fii ba campagne bi jeex guddi bu jot dans un quartier de Rufisque nga créer fa un événement comme ça man danaa bàyyi li ma doon def ñëw def acte de présence ñaax la remercier la féliciter la accompagner la. Président Macky Sall lii la bëgg kuy jàppale jigéen ñi. li wóor mooy ne yéen ñëpp ku ci nekk soo ba ngoon yaa ngi am loo yëngatu di daan sa doole pour yóbbu sa njaboot ku ci am ñaar téeméer loo jëkk xalaat sa waa kër ku ci am ñaari junni loo jëkk xalaat sa waa kër woote ngeen ak ñun ma ne woote ngeen ak ñun gis ngeen góor bu amee ñaari junni bala moo yëngi këram reer day reer si yoon wi naan ko kaa bu sedd doog a yóbbu waa këram mais yéen lu ngeen am seen njaboot ngeen di xalaat moo tax ñu war leen a jàppale. ànd naag moom ci quartier yu bëri quartier bu mu dem dana taxaw ak jigéen ñi taxaw ak jeunes yi jël ci alalu boppam
jàppale leen pour ñu dugg ci activité générale de revenu loolu moo tax ma sawar di ko jàppale ndax la muy def maa waroon taxaw di ko def donc bu ko defee man la ko defal te lu mel noonu ko def ci réew mi rek defal liggéeyal nga président Macky Sall donc El Hadj encore une fois toutes les félicitations man de nee naa la fi ba campagne bi jeex su ma sañoon guddi bu jot tey fi mooy deuxième fois bu ñu ñëw deuxième lieu bu ñu ñëw am na fu ñu dem am na rek moom ñëw fii te ragal naa ne su fi jógee am na feneen fu muy dem guddi bu jot d'accord naa ñu ànd ak yow defi lu mel nii lii mooy tax Sénégal avancé ku bëgg a suqali Sénégal da ngay suqali jigéen ñi wax na ma nag benn secret nee na am na lu bu leen dencal peut-être que moment bi mu leen koy jox du ma fekk mais sachez que nee na ma am na benn mbaxus bu indiwaale pour yéen jigéen ñi pour jàppale leen te noonu mu ko def ak yéen am na fu mu ko def léegi démb am na fu mu ko def ëllëg am na fu mu koy def ak gannaaw ëllëg donc El Hadj encore une fois toutes les félicitations. liggéey def ci nii. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nuyu naa leen kenn ku nekk fi mu toog di ko nee naa la nuyoo waaye tey nag maa ngi wax ne maa ngi mos a jël micro laaj leen ma lu tax ma jël micro musuma taxaw si géew waaye nee nañu gis bëgg yàlla koy def gëm naa ne El Hadj Fall mii day dem te kenn du ko téye te nee naa ne day dem kenn du ko téye bu fi ñëwoon depuis 3 heures na xam ne carte yi jël na ko gagné na te mën naa koo waatal loolu man doomu Haalpulaar laa Macky Sall ñoo bokk dëkk man ngi di loon laa nekk te nee naa ko day dem kenn du ko téye nee naa lu ñuy wut ñun El Hadj moo ñu koy jox sa parariti mooy sa parara ñun lu ñuy wut El Hadj ñu koy jox sa parariti mooy sa parara El Hadj mii gis nga lii yëpp suñu groupement andi naa ko ñetti groupement keroog bi nga ñëwee sama kër jour boobu ba léegi lekkuñu naanuñu ndax bi nga waxee Macky Sall rek ñun deret fu mu nekk nii deret moo ñu ci taxawal te deret boobu da nga gëm ne yow boo tëddee nelawal sa ginnaaw ban nag war naa ko si yàlla man rek kese mën naa la wax ne bu la neexee xam nga ne yow falu ko yow war naa ko si yàlla falu ko man doomu Haalpulaar laa deret moo fi taxaw tey waaye M3 ñii ñëpp suñu groupe lañu sama jëkkër musul dëgg politique bi nga nee salaamaaleykum maaleykum salaam mu ne ma bitta ma ne ko naam mu ne ma ñaanal naa la yàlla toppal ginnaaw El Hadj Fall bi faloo loo bëgg yàlla na la ko yàlla defal te xam naa ne boo ko jàppalee bu na gañe yàlla na la yàlla defal ndam te defal dara ko ba pare. rek président Macky Sall bëgg El Hadj Fall jërëjëf ndax yaa ngi liggéey bu am solo ndax ñëw ci dëkk yu arrière yi nga xam ne sori na xëcc na nga ñëw fa dajale am mbooloo mu toll nii kon dañ lay sant di la gërëm ndax bari na ñoo xam ne ci ville bi rek la ñuy yem naan ñu ngi campagne te fekk campagne yi ki soldat lam ñëw ba fii fekk si leen kooku yëg na leen te yaakaar naa ne ki nga xam ne moom la ñuy jàppale jar naa jàppale muy le président Macky Sall. président Macky Sall 2012 programme la tegoon mais 2019 bilan la teg kon bilan bi mu teg ku ne teg na ci sa bët ñun ay jigéen lañ te docteur Thiam ngi defe naa césarienne gratuite gis nañ ko fi plan Sésame gis nañ ko fi 0 ba 5 ans gis nañ ko fi doo fay dara bourse familiale yi gis nañ ko fi yaakaar naa man ku daan jàng nekk université mooy am bourse mais dangay jaay jën am bourse léegi xanaa kon président Macky Sall mu ngi jàppale nit ñi tey am na financement bu fi am barki Dembo Ndiaye muy DER bu fekkente ne yéen bokku leen ci woon
fii ak 1 mois dina commencé waat su commencé El Hadj Fall dina leen wax nan ngeen di def fournir seen i këyit ba mën a am ci financement yooyu ndax financement yooyu par individuel lañ koy financé mën ngeen a bañ a def groupement par individuel lañ koy financé 500000 ngay bind ñu jox la 500000 wala ñu jox la 300000 li sa doole tolloo rek nga bind ko ñu jox la ko. barki démb la ñu ñëw fii li ñu fi financé mat na 200 doomu aadama ci Rufisque Nord gii ñu nekk financé nañ leen ko fi. kon loolu d'ici 1 mois dañuy commencé waat fournir kayit yi bu boobaa El Hadj Fall dina leen ko wax bu ñu waxee date bi rek El Hadj Fall dina leen ko wax ngeen jege préfecture yóbbu seen i kayit financement yi di ngeen ci bokk ci kàntanu suñu borom. El Hadj yaa ngi def te kenn joxu la dara kon yal na la yàlla defal jàmm président Macky Sall lii la bëgg te lii ngay def jot na ci ndax renseignement généraux yi ñu ngi partout lépp fépp ñu ngi fa te it xam nañ ne dañu bëgg mu faluwaat. loolu mooy am rek mais combat du am ndax président Macky Sall amul mbër mu tollool ci arène bi maa ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm docteur Thiam ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla may la wér ak fan wu gudd ndax nit ku baax la fee nga nekk ci hôpital la kenn jéppiwu la fii nga nekk ci Tëngéej it kenn jéppiwu la yàlla la yàlla defal jàmm di gërëm sama càmmiñ Mountaga Faye ak ñi ma àndal honorable Demba Diallo honorable Abdou Salam Gueye maa ngi leen di gërëm di leen sant wa salaam bu fekkonte ne oowuñu ñu kon ñu nag yéen ba mu jeex mais dañoo oo moo tax ñuy dem ni ñu ngi nii jëmaat Dakar waaye nag bu yoon jeexul waaxu sul du jeex ñu nag yéen ca kaw ca kanam ak ci organisé Diouf la sant moo tax bëgguma see jaar madame Diallo moom Diouf la sant Diouf gi mu sant na moo tax bëgguma kaa tudd ndax xam naa ne lu ngeen fi teg mu lekk ka madame Diallo yal na la yàlla jàppale ba li ngay continuer commencé yàlla jàppale la ba nga continuer ko bu baax a baax a baax yàlla may ñu ndax ba ñu ñëw fii di savourer victoire bi mbooloo bi maa ngi leen di nuyu seen tuur ak seen sant waaye yéen si tàkko wax ji nag moom dama ko mun El Hadj maa ngi lay nuyu ah di remercier Khady bu baax di remercier madame Coulibaly ci keroog nañu teeroo sa këram ak waxtaan ba ñu waxtaan vraiment ak engagement yi ñu fa jël ñu ngi leen di xamal ne dara du fi soppeeku vraiment ñu ngi leen di remercier di leen tàllal suñu loxo asalaamualeykum wa rahmatullah. ma jënd loolu et puis yoroo sama dépense idem aussi à monsieur Thiam yorul sama dépense yorul sama dara tey jii laa koy doon rencontré mais wax sa baaxu waay du yàq ci sa baax dara te bu ma toogul woon ñu jël ko moom nii monsieur Thiam kàddu yu taaru yooyu ci moom kàddu yooyu nga xamante ni képp kuy jullit war nga ñaan yàlla bés ñu wax ko ci yow ba ma ko déggee ci moom ba ñu ñëwee léegi ñu leen ma wax ne kii mooy docteur Thiam wallahi azim dafa am nu mu def ci man kon nag c'est pas pour rien tubaab di wax ne tout ce qui se ressemble s'assemble et ñaari jëmm yi loolu la ñu incarné te nag amuñu yaakaar ci lu dul doomi gox bi fii ñu mën ñu teewal ñaari jëmm yi ba nga xamante ne lii doon seeni ay ambition seeni ay mbébét ci askan bi suñu borom subhanahu wa taala mottali ko ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di jox kàddu gi monsieur Thiam bu wax ak askan bi monsieur Thiam vous avez la parole. docteur Thiam dama ni yaay docteur ci biir quartier ñii nga joxe doom ñii nga antare yaay docteur ci biir quartier waaw. salaamaaleykum mbooloo mi merci beaucoup Didier yaakaar naa ni MC laay wax sax li nga def nii moom am na solo nit ku ñàkk ki ñaan nga nit ku baax nga parce que nit bu ñàkkee ki ñaan rek baax li nga wax nii dafa nekk lu am solo waaye ni ko waxee loolu moo ci nekk dafa fekk ni da nga ko wax léegi ci tubaab mu ni qui se ressemble s'assemble ay nit bu fekkente ni dañoo niroo bokki jikko ñu ànd day yomb te El Hadj li waa Tëngéej di wax ci man suñu waa dëkk lu raw loolu la ñuy wax ci moom ndax lu raw loolu xëy na li ma liggéey ci Tëngéej benn liggéey nag sama dëkk fukk
Ousseynou maa ngi lay nuyu di la ziar gis nga solaire boobu ngay wax bokkal boobu ngay wax foo la dëkk ma kon di nga comprendre kon bu ma la waxee bokkal laa juddoo yaroo fa màggee fa kon di ngeen comprendre lan moo tax man ak El Hadj Numaro mën a mel nii kon yàlla mooy boole ay jaam dëkk boobu aussi mu nekk fa nit koo xam ni dafay def loolu ak loolu di fa teral suñu ay mbokk di fa teral suñu ay waajur di fa teral suñuy deret kon ñun tamit yàlla féete lañu fii ci dëkk bi aussi ñu ciy jéem yàlla yóbbu ko suñu dëkk yàlla indi ma dëkkam may jéem ci dëkkam muy jéem ci sama dëkk kon gis ngeen yàlla li muy def kon loolu moo tax tey damay am mbégte lool bis bu ngeen di wër docteur Thiam ñu ni la ma nga mitin bëri doo ko gaaw dégg daanaka maa ngi bëgg def fukki at ci Tëngéej lu mel ni kenn mosuma ci dégg waaye nag loo gis rek dafa fekk ni am na lu ko waral loo gis ci àdduna rek dafa am cislaay te yaakaar naa ni comme ni ñu ko waxee cislaayu teewaay bi fii cislaayu jël kàddu gi wax lu baax lu rafet lu am solo li muy def ci askan bi loolu moo tax bi may woo di ma wax ni ma mi ngi jëm si fii laaj ko takkusaan passé na dama amoon rendez-vous mais dama def taf jéem a entre parenthèse lépp pour ñëw fekk ko fii pour ñii nga xam ne ñooñu la woo man xamal leen moom mooy kan parce que am na loo xam ne xëy na ñun duñ ci xamul leen moom man xëy na li ma xam ci moom xamul leen ko ci moom parce que li ngeen xam ci moom mooy jàppale groupement yi li ngeen xam ci moom mooy jàppale askan bi mais man li ñu xam ci moom mooy xam-xam ba lu ñu xam ci moom mooy sérieux ba lu ñu xam ci moom mooy compétence la lu ñu xam ci moom mooy macha allah donc kon loolu il faut que ma taxaw fii aussi seedeel leen ko parce que nit aussi bu xamee lu baax ci nit daf koy wax rawatina ak bu nekkee ci biir ay mbokkam li ngeen di wax ni ci man ci hôpital bi ma yore noonu li ngeen xam noonu xëy na moom dëkk ba ma nekk juddoo fa yor xamuñu ma sax ndaxte lu ma xamee mooy doom yéen aussi li ngeen xamee El Hadj mooy doom mais tey weesu na doom ndax yàlla dogal na ni am na xam-xam boo xam ne mi ngi ciy jëriñ waxuma la Sénégal mais mi ngi ciy jëriñ adduna bi yëpp yaa ngi wax léegi ni solaire boobu moo ëpp ci Sénégal waaye moo ëpp ci Afrique de l'Ouest kon loolu alhamdulilahi rabbil alamin lu ma leen di ñaanal mooy ñi nga xam ne ni ñu jàppoo nii parce que yéene jàppale président de la république ci vision bi nga xam ne moom la am loolu ñun ñëpp jóg jàpp ci taxaw ci parce que ñun dëkk bi aussi loolu rek moo ñu ñor président de la république après indépendance la juddoo suñu naataango la suñu moroom la kon nekk na koo xam ne xëy na li nga xam ne moom la gis li nga xam ne moom la yéene nañ ko ci jàppale parce que yéene boobu mu bëgg bu fekkente ni egg na rek dina am solo parce que nit bu fekkente ni dafa jóg ni clivage social ni damay écart yi nga xam ne moo am ci société bi dañ koy jéem a dindi wala dañ koy jéem a képp koo xam ne mënoo ñu jéem la dimbali bu nga mën indi pour sécurité familiale ni ñu koy waxee indi couverture maladie sociale couverture maladie universelle indi teg indi leneen ak leneen lu mel noonu indi teg ñu ni dénn waaye lépp luy infrastructure ay équipement mu ciy góorgóorlu kon loolu bu fekkentee ni wax na ni Sénégalais yi bëgg na liggéey réew mi war nañ ko mën a gëm kon nag liggéey réew moom ci loolu rek lañ leen woo ñun lu woowu ñu leen ci leneen lu ñu leen woo mooy ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi balaan le président li nga xam ne moom la gis muy plan Sénégal émergent boobu mu yéene yàlla yóbbu ñu ci jàmm xuloowuñu kenn xeexloowuñu kenn xasteloowuñu kenn lu ñuy wax mooy nañu ànd nañu bokk ndey nañu bokk bàyyi nañu liggéey nañu ànd gagné au soir du 24 ngeen baal maax merci beaucoup. jërë ngeen jëf salaamaaleykum mbokki Cité Takko maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu fi toog ak ñu fi toogul ñu nekk ci biir kër yi nuyu kilifa yi di jiital ci nuyu bi délégué de quartier bi ak imam yi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant
di jégalu nag ci retard bi parce que quand même prévoir nañ teel a ñëw parce que xam nañ ne bu ñu teeloon ñëw kenn du fi xaj mais malheureusement dañu bëri woon ay activité moo tax retard boobu am ñu ngi ci jégalu bu baax a baax mënuma tàmbali waxtaan bi te gërëmuma ñi nga xamante ne ñoo ànd ak man sama ndeyjoor ñu commencé ko ci docteur Thiam man damay ne docteur Thiam c'est un frère c'est pas un homme mais c'est un frère voilà donc docteur maa ngi lay gërëm di la sant et di la encourager ci ñaar moo tax docteur man naw première bi mooy dafa bëgg Tëngéej taxawu Tëngéej deuxième chose bi mooy docteur dafa bëgg le président de la République Macky Sall du ñàkk dëgg la Cité Takko sori na tuuti mais hôpital Géej bi nga xamante ne moo nekk Tëngéej moom mi taxaw mooy le médecin chef ni Macky Sall jëlee réew mi en 2012 ba 2019 mu transformé réew mi ba ñëpp gis nekkul loo xamante ne lu ñuy jeex la comme ni ñu ko waxee léegi mu taga lu ñëpp teg seen bët la lu ñëpp teg seen bët la docteur mi noonu la def hôpital Géej tey macha allah ba mu ñëwee lépp la changé ñu bëri sax dañuy foog ne hôpital Géej hôpital privé la voilà donc mën nañ sax wax ne pour la première fois ci histoire du Sénégal docteur macha allah et vraiment ñoo ngi lay féliciter di la encourager ci liggéey bi nga def bi voilà jërë ngeen jëf am nañu lu amul seede neexul seede nañ ko. maa ko mën a seede. bale 85 sama kaaw juddoo 87 sama ñaareel doom fa la juddoo dama am gan bu jóge Niger mu si kër gi maa ko fa yóbbu ba ci dem bi ba ma demee dama tiit. madame Sène moo réew na sama ñaari doom bu clinique Nabou man kii madame Sène ne clinique kii Maymuna moo leen réewlu à 9h ñoom ñëpp di matin mais barki dem bi ba ma fa yóbboo sama gan gi wóor na yàlla ak yonente dama tiit ñëpp dama kontaan. Takko bi hôpital bi fi nekk ci sax yow ba yóbbu numéro jox ma àndoon bii Takko bii boo ko fi def yéen a madame Seye jële ko ba Bambilor indi ko fii ndeysaan déggiti ngeen ba léegi noonu vraiment docteur sant yàlla macha allah buñ ci jógee kii taxaw nii moom damay ne c'est non seulement c'est un père c'est un collaborateur mais aussi c'est un collègue parce que ñun ñaar ñoo bokkoon di yëngu ci wàllu courant bi ñu naan mu nekk Senelec man mooy produire di leen jox ñoom ñuy def dispatching bi ba yéen ngeen ci mën di jot vraiment nekk aussi délégué de quartier cité Senelec fi ñu dëkk mën naa ne maire bu ñu fal Tëngéej loxoom du mën a lépp moo ko def de mais daf ci saf-saf tey bu ñu demee ba bu ñu tourné gis ko suñu wet dañuy naan loolu sant yàlla la parce que yombul tey te quand même signe la xam nañ lu muy teg vraiment Père Dame ñoo ngi renouveler vraiment suñu confiance envers vous di la gërëm di la sant ci taxawaay bi rafet na ànd ci nag ak maire Koumba Souna mooy kii doon seede léegi ne docteur ba ñu inauguré hôpital bi nekk Cité Takko moom mii moo ñëwoon donc Koumba Souna ci wàllum politique yaakaar naa ne aussi kenn dootu ko présenté vraiment ànd di liggéey ak Père Dame di def liggéey bu rafet ñu leen di gërëm ñun di leen sant bu baax a baax ci seen taxawaay Ousseynou Faye kii taxaw moom it ñu koy wax Gooñ Faye di yëngu ci lépp loo xamante ne wàllu tariixa la
surtout Tidiane tarixa Tidiane bi ñëpp xam ko ci ñu koy gërëm doon ànd nag bokkoon ci conseil yi gënoon a jege sama waajur bu góor ñu koy wax Makati Fall doon ànd ak moom ba yàlla def ma ñëw nekk sur le terrain ba ni ñuy retiré woo yàlla def aussi mu jóge fi mu ñëw continuer féddali kóllëreem ak góor gi ci man vraiment Ouzin su taxawaay rafet na aussi maa ngi lay gërëm di la sant kii taxaw sànq yoroon micro bi wax na ko léegi nee na dafaloo ma dara lekk ma sa dara dëgg la dama koy confirmer mais depuis 2009 ba léegi 12 13 amul combat bu ñu mënewul fii ci parti bi amul combat bu ñu mënewul fii biir Tëngéej et vraiment mu nekk un homme engagé déterminé ku bëgg Macky Sall sonn ci Macky Sall te amu ci dara moo nekk vraiment Moutaga ma lay wax ne que du courage et xëcc bu yàgg bu daggul dina dégg te xam naa ne incha allah ça va venir parce que quand même li may wax laay waxaat fii damay bamtuwaat samay propos rek dama ne bu ñu xoolee xam ne que réew ndaw moo koy defar ñu jël ci ñetti exemple boo demee France y a le cas de Macron États-Unis y avait le cas de comment dirais-je l'ex-président Obama ba mu demee ñu ñëw indi un vieux quand même bu waroon dem retraite Donald Trump dafa delloo américains yi nee nañ tey États-Unis dellu na 15 ans ci ginnaaw am na retard 15 ans ci ginnaaw ba Donald Trump parce que ñoo ko def ñoo jël seen réew jox ko koo xamante ne pare woon na aux affaires voilà donc tey ba ñu jëlee réew mi Ablaye Wade yoroon ko def ci nag li mu mënoon mais président Macky Sall ba mu ñëwee ñëpp gis nañ tey dafa transformer le Sénégal et totalement wax jee fi nekk rek mais loolu lu ñuy bañ wala lu ñuy nangam moo fi nekk parce que c'est l'esprit xam nga yàlla la technologie et cetera donc jamono ji njëkk ji doonatul jamono léegi nañ ko accepter te xam ne que c'est le monde de la jeunesse il faut que quand même ñu xam ne que ñun suñu heure moo jot nañ ñu bàyyi ñu defar réew mi parce que loolu lañ bëgg amuñu beneen intention ci réew mi ñun lépp lu ñu bëgg mooy avancement wu Sénégal lépp lu ñu bëgg mooy avancement wu aussi Tëngéej bi nga xamante ne fi lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ yaroo voilà donc nag loolu pour ñu mën ko def on est obligé quand même de descendre sur le terrain ànd ci ak yéen pour que li ñu bëgg ñu mën ko am et mu war a nekk nag un combat boo xam ne da nekk combat ñëpp bon buñ ci jógee dafa am lu nekk suñu kanam muy les élections présidentielles et ça sera pour bientôt je pense 2 semaines na ci des voilà ou plus et que dañu bëgg quand même suñu candidat qui est le président de la République Macky Sall ñu delloo ko inchallah pouvoir bi au soir du 24 février inchallah et dès le premier tour loolu mooy suñu mbëbët et quand même ñoo ngi ci liggéey bi li ñuy def fii yàlla dimbali nañu ba ñoo ngi koy def un peu partout ñoo ngi dem envers quand même la population ñoo ngi waxtaan ak ñoom li ñu mën aussi ñoo ngi koy def bon man dama ne c'est vrai que amoon na ay financement yu président mettroon en place muy DER bi mais DER bi malheureusement ba ñuy dugg en contact ak yéen fekk na ne programme bi jàll na ba pare fu mu nekk nii nag man dama ne comme ni ko Fatou Faye waxee bon fii léegi 1 mois dinañu mettre en place programme boobu donc pour que jigéen ñi mun ko préparer mais man dama ne li may def fépp ma waxoon ak xaj yi ma ne ko ce qu'on va faire ñun tey on va venir bu ñu ñëwee man personnellement lépp loo xamante ne mën nañ ko wala am nañ ko rek dinañ ko bokk donc
pour un premier temps on va vous remettre un chèque de 500 000. bëggoon Khady nga ñëw taxaw nii parce que quand même ñëw agsi leen Khady aussi ñoo leen taxaw nii docteur Adja Awa ñoo leen Kumba pour que ngeen remettre quand même chèque bi donc dañu ne woon bon daan naa ko jox la. Khady Ndiaye Mame Diarra Mami Faye ñëw leen. ñu ngi leen di gërëm di leen sant Adja Khady da ngeen di dugg ci taxawaay bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant Adja Khady ci taxawaay bi ñu ngi gërëm waa Cité Takko ñu ngi gërëm El Hadj ci discours bi donc pour ñu bañ a yàggal ak guddal wax ji docteur nous allons vous honorer en vous remettant ce chèque nga joxoon ñu ko les femmes de la Cité Takko en l'occurrence alors madame Khady Diouf merci encore. jërëjëfati mbokk yi yaakaar naa ne li ma leen doon wax